ngi tudd Medoune Ndiaye di secrétaire général du mouvement pour la dignité de l'Afrique ak mbootaay buy liggéey ci wàllu dëgëral wala goreel ñi di peuple africain yi. tey ñu ngi def vidéo bu am solo bi ngir réagir ci benn point bu actualité nationale bi boo xamante ni bu ñu soxal la te bu ñu jiitalee itam point mu ngi concerné benn projet de loi bu ministère de la justice du Sénégal dugal fële ci penc ndaw réew bi di assemblée nationale ak conseil économique et social nekk benn projet de loi boo xam ne dafa bëgg a réformer maanaam indi ay coppite ci li ñuy woowee code de la famille du Sénégal ñaari point nag ñoom ñoo ko ci soxal bu jëm ci wàllu kilifteef bi nga xamante ni moom la bàyyi am ci famille sénégalaise ci njabootu Sénégal yi bàyyi ñoom ñooy fii ñoom ñooy yëf te ñoom ñoo yor cër yi ñoo yor kàddu bi ñoom ñu gis ni loolu peut-être anomalie la wala discrimination la jëm ci ndey yi ñu daal di jug na pour taxawal projet boo xamante ni dafay dindi cër boobu nga xam moom lañ joxoon bàyyi pour séddale ko diggante bàyyi ak ndey yi ñuy wax ni principe boobu xolewul ak li nga xamante ni ñun moom la ñu nàmp ci mbaax moom la ñu nàmp ci cosaan ak itam moom la ñuy diine jàngal li ñu xam mooy que ni société sénégalaise famille ay famille yoo xamante ni la bàyyi ñoo ko mos a jiite moom la ñuy woowee régime patriarcal cër yi ci bàyyi jógee bàyyi ñooy joxe sant n'est-ce pas doom yi itam ci kilifteef bu bàyyi la ñuy topp ndey bi sax bàyyi moom bàyyi kër gi kilifa kër gi moom moo koy yéene alors bu ñu demee ba mu bëgg remettre en cause système boobu principe boobu dañu gis ni mën na déstabiliser organisation société bi yëpp waxuñu rek famille bi yëpp ci mais société bi la du moment que ni famille moom mooy structure bu ndaw maanaam bi gën a ndaw bi nga xamante ni moom ci la ñuy organiser société ay famille ngay dajale bu daal di boole mu nekk société bi donc point bu njëkk boobu ma daal ñu ci exprimer ko di wax ni autorité gouvernement Sénégal yi ñun d'accord ci parce que dañ cee gis ay risques yu bëri yoo xamante ni mën na ci juddu danañ ci ñëw ci kanam deuxième point bi jëm ci wàllu yéegal at bi nga xamante ni ci la ñuy maye suñu xale jigéen yi fi mu nekk nii ci code bi mu ngi nekk de 16 ans ñoom ñu gis ni loolu dafa teel ci xale jigéen yi ñu bëgg koo dàq ba 18 ans ñuy wax ni même démarche bi nga xamante ni moom moo indi réforme yi même démarche boobu moom moo indi woon yenn réforme yi jëmoon ci wàllu émancipation de la femme te en vérité nga xamante ni intention cachée bi nekkul dara lu mooy jëmale nit ñi jëmale suñu askan bi ci li ñuy tuddee égalité entre hommes et femmes yi yëpp ay prémices la maanaam ay tànk la yu ñuy teg waxuñ ko mu leer mais ñi ci am dégg-dégg am gis-gis ñu xam ni fële jëm ñun xam nañ ni fële jëm égalité entre hommes et femmes ñun d'accord wuñ ko ndax dëppoowul ak suñu ay principes religieux dëppoowul itam ak suñu ay principes culturels moo tax bépp tànk jéego boo xamante ni gis nañ ni fële jëm rek dañ koy teel a dàq bu ñu xaar ba agsi pour doog a fël suñu génn ñu wax ni gisoon nañ ko wala yëgoon nañ ko tey lañ koy wax xale yu jigéen ñi bëgg a maye à 18 ans bu fekkente ni dañuy wax ni par rapport ak seen i droit la ñu ngi leen di wax ni 18 ans tey la ñuy wax mais buñ toogaatee fii la quelques années danañ ko yóbbu 21 ans gëmloo ñi ni moom mooy âge majorité wu xale jigéen yi nga xamante ni moom la ñu yor présentement jaar na ci ay bëri mais ñu ngi wax ni base bi socle bi dëgërlaay bi ñu ngi ko liggéeyoon ci tamu président Senghor nga xamante ni moom ci gis-gisam bu xale moom bi mu koy taxawal dafa convoqué woon kilifa yu bëri ci dëkk bi n'est-ce pas mu amoon waxtaan bu yaatu bu ubbeeku boo xamante ni suñu njiit yi n'est-ce pas aada yi ak suñu njiitu diine yi dañ doon toog ci waxtaan pour mën a jox Sénégal benn code de la famille boo xamante ni moom moo méngoo li nga xamante ni moom mooy suñu ay principe ci wàllu aada ci wàllu cosaan ak itam ci wàllu diine parce que c'est fondamental wàllu code de la famille dafa am solo ci dundu ni askan parce que dana bu dëgëree rek base structure société bi ñoom ñooy dëgër buñ ko oyofalee itam maanaam dañuy gis ni société bi moom dafay tànkam yi du dëgër te loolu noonu ñoom dañ cee liggéey lu am solo Senghor dafa convoqué woon ñu demee ni ñoom Mamadou Aziz Dabakh ay ñoom Serigne Fallou Mbacké radiyallahu anhu ay ñoom Cheikh Al-Islam El Hadji Ibrahima Niass ay ñoom Thierno Seydou Tall ak ñeneen ñoo xamante ni dañoo joxe woon seen xel ak seen xalaat pour may ñu base bii tey jii nii ñu am
alors buñ nee ba jëmmi jamono ñu gis ni base bi dañ ko war a changer sax bu fekkente ni sax nangu lañ leen changement bi maanaam indi réforme ay coppite mais dañu war a emprunter même démarche bi maanaam warul nekk rek benn ministère moom mooy ñëw xaar ba situation bi nit ñi seen xel nekk ci terrorisme beeg seen xel nekk ci mandat wu président Macky Sall mu dem le 20 daal di dugal benn projet de réforme fële ci assemblée nationale kenn yëgul kenn tinul mu war a jàll noonu après suba ñu xëy nekk ci yeneen réalité nekk ci yeneen considération yoo xamante ni yëguñ tuy tinul principe démarche boobu moom la ñu ñaawlu dañ koo ñaawlu te dañ koy dàq bu ñu bëggee loo xamante ni dafay jariñ askan bi dañuy def li ñuy woowee démarche inclusive maanaam boole ñëpp dem waxtaan ak ñëpp mu nekk waxtaan bu yaatu bu jëlee bu jaree mu jël temps bu yàgg mu jël temps bu yàgg parce que solo bi moom moo tax maanaam bi ci nekk moom moo tax bu fekkee ne dañ koo brader mais saa yi li xew ci société occidentale yi moom moo ñu daal mooy féminisation société bi day doxee selon ñi nga xamante ni noonu la jigéen gisee en réalité guerre boobu ñuy jéem a indi conflit boobu ñuy jéem a indi sax ñun conflit boobu existé wul ci ñun parce que dañoo si suñu diine ak suñu cosaan dañoo mës a jox cër jigéen Afrique jigéen dafi mës a am cër ci mboolem société ancienne société yi fi nekkoon tradition yi yëpp jigéen dafa amoon poids te loolu itam moom moo am ci diine islam ci loolu la ñu nampatal bokk ñoom ñi nga xamante ni jigéen amutoon benn droit amutoon yàlla am na ñoo xamante ni 1920 les seen société yi may jigéen ñi ñu commencé voté 1920 yàggul alors ñun ñoo xamante ni am nañ tradition boobu ci jigéen am nañ tradition boobu honoré jigéen alors ñu ngi wax ni maanaam pour contrer projet de loi bi nga xamante ni dugg na assemblée ñoom ñu koy saytu ñun danañ bind président de la république pour informer ko ci bi alerter ko ci itam xamal ko ni itam bu ñu demee risqué ba di koy jàll ñun danañ taxaw ñaar bi danañ bind assemblée nationale ci président son excellence monsieur Moustapha Niasse n'est-ce pas à ce que ñu alerter député yi pour waruñu voter loi boobu danañ bind conseil économique et social nga xamante ni son excellence madame Aminata Tall bu ko jiitee danañ leen bind moom ak mbootaay ñu bañ a nangu loi projet de loi bi jàll bu ñu paree ci loolu itam moo daal dana taxawal benn plan d'action boo xamante ni bu am doole bu kéemtaan lay doon danañ leen ci kilifa diine yëpp yee leen ci il est temps à ce que ñoom ñu wax il est temps à ce que ñoom ñu wax pour que gouvernement bi wala pour que yenn ci membre gouvernement bi mën a xam ni mënuñuy diriger peuple bi mënuñuy liggéeyal peuple bi te du ñu tenir compte ci aspiration peuple bi nanguwuñu genre réforme yii nanguwuñu autorité partagée autorité parentale nanguwuñu itam relèvement de l'âge de mariage des jeunes filles nanguwuñu ko c'est que ça soit clair te danañ ko dénoncer partout danañ taxawal ay liggéey yu am solo jéem a adhérer maximum de population bi ci suñu cause bi pour que lii daal parce que xam nañ fu mu jëm en réalité yii nii yëpp ay tentative la ay manœuvre la pour jëm ci homosexualité te gis nga sax ñiy promouvoir genre idée yi ñoo nekk ci ginnaaw dooleel góor jigéen ñi xam nañ plan bi xam nañ fi ñu jëm xam nañ mbooleem li nga xamante ni moom mooy pexe mais seen pexe ak pexe yàlla bokkul dinañ pexe yàlla dina pexe te ñu ngi wéeru ci pexe yàlla pour daal li nga xamante ni moom mooy salaam